dañuy wax dëgg nag te yàlla rek tax. ok Sonko dañ ko accusé ay viol benn jigéen nee na Sonko daf ko violé xanaa góor gi nit ñi nag Sénégal ñaar ñoo am ñi ànd ak Sonko wala ñett sax ñi ànd ak Sonko ak ñi contre Sonko ak ñi contre Sonko tamit ànd ak Macky Sall waaw loolu moo am biir Sénégal nit ñi nag dinañu wax te yàlla tax dinañ juger te yàlla tax est-ce que dinañ ko def est-ce que nit sénégalais dinañ juger te yàlla rek tax yaakaaruma ko donc yàlla mu ne genre situation yu demee nii ki nga xam ni mooy accusé l'accusateur ou l'accusatrice comme nga ndaw si moo accusé yàlla moo ne suura an-Nuur da ngeen indi ñeenti témoin ñeenti seede li muy wax avant yii di am moom jugé na ba pare wax na ban yoon lañu wan démarche la ñu war a adopté mu ne indi leen 4 témoins mais boo leen mënul indi 4 témoins ñu maandu parce que li ci yàlla teg moo doy waar neen ñi nga xam ni dañu accuser ay femmes parce que affaire histoire Aïcha radiyallahu anha la woon loolu mooy contexte bi moom la ñu tegoon calomnie ci kawam xam nga donc loolu mooy contexte aay bi mais musiba la ci teg donc bu fekkee ni amuñu 4 témoins mais nañu maandu ñu noppi ci beneen bi mooy bu ñuy juger nañu juger d'après ce que Dieu a fait descendre kan moo ko fekkee ñun est-ce que gis nañu ba pare dañoo ne borom xam ne nee nañ da ngay gis sax tellement yàlla daf ko mettil neen da ngay gis da nga war a gis sexe féminin masculin bi di dugg ci sexe féminin bi ngeen jéglu expression bi loolu la ko wax noonu lañu wax tellement yow ba ay ñaari nit bu ñuy njaaloo avant ngay dajale 4 témoins du ñu pare ba dem seen yoon wala ah amin yaa de du wax bu mënul nekk bi yaa de forte chance donc pour dire que foofu dafa xaw a sew na ñi ñi def attention léegi nag bu ñu génnee ci loolu ñu wax ci Sonko moom ci ay waxam li mu wax ci loolu peut-être la ñu mën a wax mooy man dama fi taxaw am na ñu bëri ñu fi doon taxaw ñi naan dañ may vaar ak ci ay fen ñu naan dañ may vaar fii ñi naan dañ may kii li ma saa lu ma leen waxee ah di ngeen ci teg bët xam nga lan moo am ci situation bi benn instant mooy gis dëgg ci sa tànk loolu moo fi am waxuma nag li am comme ni ma ko waxee li am ci biir mais li am ci biir di Sonko ci ay waxam nañu ragal yàlla dañuy wax dëgg te yàlla tax nañuy wax dëgg te yàlla rek tax nañu bàyyi parparloo ci ay fen nañu waxante dëgg nañu bàyyi parparloo bi ci ay kàcc gars yi ñëpp xam nañ ni tey 99% médias yi waxuma journalistes yi mais chef de presse yi ñi moom presse yi ah 99 soit ils sont ouvertement avec Macky Sall wala ils sont corrompus ci suuf Macky Sall moo ngi leen di jox xaalis ñu koy liggéeyal léegi nag dama leen di yóbbu ci ginnaaw jamonoy Senghor nañ dellu jamonoy Senghor ñoom grand góor gi yéen a ngi fàttaliku yéen suñuy grand bi Laay Njombar amul karaw bi Senghor naan Laay Njombar di wax Ablaye Wade waxi Ablaye Wade naan Laay Njombar chaque fois Ablaye Wade la doon concentré wu mais jamono élection yooyu noonu mais Cheikh Anta Diop candidat la woon Majmoud Diop candidat la woon ñooñu duñu moromu Ablaye Wade pourquoi Senghor en tant que n'est-ce pas élève ñoom de l'impérialisme occidental bi nga xam ni xam nañ suñ psychologie xam nañ nu ñuy xalaatee ñoom ñu koy nekk ay conseillers ñoom Foccart ak whatever léegi pourquoi mu concentré wu ci Ablaye orienté suñu esprit paa ak maam yi ci Ablaye Wade parce qu'il voulait pas promouvoir
Cheikh Anta Diop ak ñoom Majmout Diop bi nga xam ne surtout Cheikh Anta Diop bi nga xam ne Ablaye Wade fekk ko sax ci wee donc naturellement il en avait fait le chef de l'opposition naturellement parce que ñun ñooy xool kan mooy ñun ñooy tànn ki gën a am buzz mooy nekk chef opposition tey benn instant Ousmane Sonko bu amee yenn promo yi dëggu leen baax la ku mu neex nga téye ku mu neex dama leen wax li am yenn promo yi ñoom dañ ci contribuer loolu laa leen doon jéem a wax fan yële passé xool leen plan B mu leen fi sital ay tur naan leen xool leen Thierno Alassane Sall tamit ngeen boole ngeen fexe ñoom ñëpp ànd loolu laa leen doon wax ko Sonko commencé am ay mauvaise fréquentation may leen kii ngeen ñëpp ngeen commencé ñu si gën a bëri waaye nangam nañu may jéem a vaar ak whatever je voyais la chose venir te tey loolu moo am ils allaient l'avoir anyway et ils l'ont eu tey xam nga lan moo am tey damaa bëgg Sonko damay topp ci ginnaawam mais ñëpp xam nañ dëgg bi lan la Sonko lan lay def à 22h nga am ñaari jabar ah ñoo xam ni bu newoon sax da nga jóg masseuse yoo xam ni c'est dans le temps lañ jàng massage liñ la mën a defal foofu noonu sa jabar mën la ko defal ñaata yoon lañ ñëw suñu papa yi liggéey ba wàcc ne arsada boosam ñaata yoon la ñuy wax suñu papa yi ne kay bés ma loolu kay sa jëm yaay ak yooyu ñu naan kay loolu kay amin mais bien que moom dafa feebar whatever beneen affaire la loolu la expliqué ci lu mu expliqué loolu la ñuy basé wu mais nañu waxante dëgg amul pour dugg foofu te commencé wul fii dem nañ ngeen laaj Pastef Louga la xaw ma waalo lii yàggul dem nañ ngeen laaj waa Pastef bu waalo la xaw ma Louga invité nañu Ousmane Sonko ñu jëlal ko hôtel ba gars yi sax dañoo mer après au lieu mu dem ci hôtelu waa Pastef yi li may wax ni vérifier l'information nga xam man du ma waxantu au lieu mu dem foofu xam nga lan la def benn gel jëlal ko iri ko à part mu dem kër bi ko gel boobu jëlal ba ñooñu mer ba Pastef boobu defe naa Pastef Louga la woon ba ñooñu mere ko mais yow gouvernement bu am ay service secret mais c'est sûr que lu ñuy xam ci yow mais du jeex ça c'est l'État ils sont puissants you know ba pare kan moo leen di jàppale les services secrets français donc yow bu nekkee nee nga leader nga Ousmane Sonko moo war a comprendre leadership du ci ay dénonciation moom leadership am bi yëpp succès bi yëpp ci lan la ko build up mooy lan dénoncer ça va au-delà de cela parce que da nga yor responsabilité tout un peuple ñoo nekk sa ginnaaw parce que ñoom nga ni ñoom ngay jiite donc yow tu n'as pas droit Matar erreur yu muy def yow tu n'as pas droit Mr Mef erreur yu muy def yow amoo droit erreur yooyu fitna nag peut-être nattu nañ la nattu nañ ko bien sûr fitna jigéen dafa graaw quoi parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ni Yusuf alayhi salaam moo gën a mettile nattu ci yonent yi mooy lan mu ne parce que moom jigéen lañ ko nattu nattu jigéen la am ba pare mu ne moo gën a mettile ci natt parce que yàlla dafa am lu mu def si jigéen ñi tamit te Sonko nit la mais lii baax na pour nit ñi xam ni Ousmane Sonko c'est pas un prophète pour sénégalais yi nekk nit ñu yeewu ma gis ay nit di bind waaye même bu violé woon man sama maam di wax seen membre famille de Sonko bu ko defoon sama kii sax bëgg na xoolal ñàkk jom boobu dem nañu ba dañoo mel ni Donald Trump nee na bu taxawee Times Square mu rey nit Times Square moo gën a xumb mu ne ba tey nit ñi dañu topp ci ginnaawam mais loolu laay gis Sénégal par rapport ak Sonko léegi nag moom après bi mu defee déclaration nee na que gars yi jóg parce que gars yi ñoo ngi naan nañu former benn bouclier autour de Sonko nangam ok sénégalais yi man xam laa mënul comprendre ci ñun jël nañ suñu pétrole ñu jaay ko tubaab yi bi nga xam ne ñun suñu lekk papa yaay suñu famille kenn jógul Macky Sall def fi yu ne weng yu garaaw
seen doom yi musiba bu nekk di dal tey jii biñ heure bi ñuy wax ni am na ñoo xam ne jalis amuñu lu ñu fajoo am na ku jabaram am doom tey jii nii lal hôpital bi lal bi amul lu mu ko fayee biir Sénégal ñi ñaa ngi deew a xiif xoolal keroog fii affaire Covid bi 1000 milliards yi fu mu jaar kenn waxul ba tey kenn jógul Sonko jóg def ay conneries wam ah ngeen di yéen da ngeen di taxaw di xeexal Sonko yéen mais yéen amu leen jom amu leen fayda yi gën a garaaw yéen ñu teg leen ko teg ko seen papa teg ko seen yaay teg ko seen doom teg ko seen famille jógu leen Ousmane Sonko kenn waxu ko na jóg 3 heures du matin moom mu jóg de son propre chef dem fréquente ji kër yoo xam ni ak lumière ay veilleuses ak ay nangam ah moom mu provoqué affaire bi mu prêter le flanc jógu leen moom mu ñëw après yéen ngeen di jóg non non dañu war a régler problème bi mais bu ci kenn dee gis ngeen gars yi soyons sérieux quoi gis nga Macky Sall il faut ñuy waxante dëgg Macky Sall du créer kenn ku commencé wul ku prêté wul le flanc quoi gis nga Karim Wade bi mu koy tëj Karim Wade xam nañu affaire kaañ boobu nu mu demee quoi Karim Wade est-ce que avant Ablaye Wade di falu xam ngeen nu mu demee affaire Boeing yeeg yi mu doon jënd fii ñun ñoo ko doon wax après loolu kan moo ci tegu Khalifa Sall mais xam ngeen affaire caisse bi nu mu demee caisse noire am boobu ah nañ waxante dëgg ils ont prêté le flanc waa ji tamit escroc la mu profité ci imam Ndaw imam Ndaw benn biñ koy jàpp mais moo prêté le flanc moo doon fréquenté ñoom joxaane di leen téyel seen xaalis ak yooyu imam Ndaw moo prêté le flanc Macky Sall profité ci parce que bëgg na lekk xaalisu terrorisme waree fa mu profité ci ah nañu waxante dëgg Ousmane Sonko moo prêté le flanc moom moo ñëw weere ngaaka la benn instant ci affaire xam nga gars yi yenn saa yi boo nekkee leader yow tey bu fekkee yu ñàkk fayda yi lañ lay amee tey Ousmane Sonko waaye kon ñoom Macron l'impérialisme occidental mooy le marionnettiste bi nekk derrière la marionnette Macky Sall ñi nga xam ne ñoo rey Kadhafi ñoo rey Sankara mujjul fenn yow ñooñu tey dëkk boo xam da nga am pétrole ils vont faire une bouchée de toi bu nekkee yow yii mais kon pare woo pour diriger Sénégal Ousmane Sonko amoo xam-xam bi kon bu nekkee yomb yi lañ lay amee yow sa moyen da nga war a ñaaw njort à tout moment tu dois pas xanaa nag affaire sexe la xanaa mu ëpp la doole loolu moom bu la ëppee doole nag foofu moom xamuñu leneen la te loolu moom duñ ci sax jugé duñ ci dugg mais pouvoir dafa ànd ak responsabilité ànd ak ay sacrifice yow yaa ne pouvoir bi nga bëgg nit ñi topp la dafa am sacrifice yoo xam ne yaa ko war a jël même bu nekkee dafay metti da nga war a muñ am na yoo xam ne mënoo cee dugg Ousmane Sonko dëgër bopp mooy sa problème dëgër bopp man ñëpp ñi nekk autour de toi ñëpp laa depuis le début ñi la xam depuis avant ngay nekk Pastef avant ngay nekk Pastef laa wax de parce que man damay xam ni may poser yenn questions yi pour enquête pour xam quoi nit ki mooy kan ki ñu topp kan la mais ñëpp wax nañ ben da ngaa dëgër bopp sa xel rek doy na la tout le temps doo déglu kenn sa bopp chaque fois ngay déglu te loolu man dama ko dund ak yow kuy waxtaan ak yow Ousmane Sonko man j'avais remarqué ça bi ñuy wax man ak yow comprendre nga yow rek yaay wax loolu mënul nekk nit nga yow rek yaay wax doo may sax nit ki dugal benn mot mais du dem nit nga da nga soxla ay nit même rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañ ko boole Aboubacar Omar Ousmane Ali sahaaba yi xoolal groupe sahaaba pare ne dee leen consulter ñu ne dee leen consulter avant ngay def dara mais bu fekkee ni da ngaa wowle lu nekk nga def fan yow yaay jàmbaar bi nit ñi di la jay gis nga kaay ma wax la benn affaire Ousmane Sonko kaay ma wax la fi nga déglu bu baax gis nga ñu bëri tey ñu naan ay bouclier xool leen ñenn ñi États-Unis fii la ñu toog wala Canada wala France naan dem leen ngeen seen biir kër la ñu toog du ñu exposer seen famille de comprendre nga ñenn ñi France Paris non Paris dafa claté France n'est plus ce qu'elle était ñëpp pense à rentrer yow nag yaay buntu bu ñuy duggee Sénégal pour ñu mën a jël place su ñoom Yaxam Mbay place su ñoom Jom place ñooñu loolu la ñuy viser faalewuñu kenn gis nga après yàlla bu la mayoon nga nekk président ñoom ñooy taxaw tey yow nan la yow violeur nga woon anyway wallahi maa la ko wax man maa ko fi wax ci mbooloo bi ñi koy défendre tey na Ousmane Sonko def leen arrangé wul il faut le taxer de violeur ñoom ñooy jëlaat wax bu ñaaw bi tegaat ko si kawam
ndax nit da ngay xam say vrai ñan la da ngay bañ a nga kii te yàlla tax bi ngay dem xam nga benn instant par rapport à say principe di dugg ci ñoom Khalifa Sall fii xam nga les moteurs du système boobu ngay da ngay combattre ah nga commencé ay Moussa Diop nga koy jubaleeg ay kële tout ça là loolu la yàlla di won nii loolu la yàlla di won nga war a nekk nit Ousmane Sonko nekkal nit te tamit bul sacrifier sénégalais yi Barthélémy Dias moo ngi profité naan mon ami et allié Ousmane Sonko nangam way ko dina xam ne tey lan mooy vrai révolution mais Barthélémy Dias fii la ñu la jeel defoo nix Barthélémy Dias Khalifa Sall moo la gën a jege Ousmane Sonko defoo nix pour tax ngeen bëgg sacrifier jeunesse bi ñoom Ndiaga Diouf boobu nga kiloon bi nga rayoon fii Ndiaga Diouf après nga tourné waat di ànd ak Ablaye Wade ah moom ngeen bëgg kon ne di sacrifier suñu jeunesse pour lan ah indi leen seen njaboot yi ngeen teg leen ci kanam da ngeen def ne affaire bi c'est de la blague da ngeen def ne marche léegi yi attaqué Macky Sall ak loolu waxuma nag parce que moi c'est pourquoi je parle de 15 millions sénégalais wala 10 millions génnandoo foofu loolu la Macky Sall mënu le printemps arabe bi wane na ko même l'impérial occidental mënuñu résister loolu ok mais enjeu yi léegi par rapport ak jamonoy Ablaye Wade wala jamonoy ñoom Abdou Diouf ak yooyu mooy léegi pétrole bi dafa leer naññ te pétrole bi nasaraan si dëkk dugal xaalisam ba pare dëkk yi am guerre yëpp Afrique parce que am na ay ressources naturelles yoo xam ne ñoom dañ ko yittewoo ñu créer ay guerre biir Afrique ñoom les tubaab la jaxase yenn gars yi traître yaa ngi fi ba léegi ñoom Macky Sall ñoo ngi fi ay traître lañu vous avez vu ce qu'ils font xam nga ñoom Blaise Compaoré xam nga jamonoy esclavage la rek noir bi mooy jaay moromam donc il passe par ces gens là ay ñoom Omar Bongo fii ah ñoom ñëpp ay ñoom Houphouët-Boigny ñoom Senghor ñëpp ay traître la ñu woon mais loolu mooy continuer di am ba léegi ngeen def affaire sur la blague li kaana yi naan don't stand between me and my bread mooy diggante man ak sama mburu bul taxaw ci digg parce que dama lay kil ngeew yi tubaab bi l'impérialisme occidental foofu la ñu toll te ñooñu ñay papay Macky Sall ñoo ko jox ay ordre muy exécuté ok buñ ko waxee tiireel sa peuple day tiire moom si boppam dañ ko kepp li muy reproché Ousmane Sonko man sama njort mooy li mu koy reproché ah du ma jugé nag comme li ma wax affaire sexe moom je juge pas li mu koy reproché ah mais ñoom ñoo gën a nekk expert ci loolu ñoom ah bu nekkee par rapport ak contexte ñoom ni ñu koy reproché quoi teg ko ci ay kii fii teg fee mooy seen machination yi ñuy def rek bu ñu nekkee foofu lañ ko basé mais ñoo gën a ñàng Ousmane Sonko xaju leen sax ci wee xaju leen ci wee bu nekkee machination rek côté boobu ah mais ñoom ay mafia lañu quoi donc nasaraan si daf leen yàgg képp comme leen Yaya Jammeh daan def c'est tout noonu rek moo mën nekk donc Ousmane Sonko moo war a comprendre que léegi liñ ko waxoon démb lañ koy waxaat tey am na ñu baax ñu mel ni ñoom Thierno Alassane Sall demal nga ànd ak ñooñu parce que ñooñu nga doon nekkal bi dara nekkulee dara ñooñu nga doon nekk seen kër mooy ñooñu mooy borom loxo yu set yi Ousmane Sonko Macky Sall moo ko fabriqué comme li ma lay wax sànq ñu mel ni ñoom Thierno Alassane Sall da ngeen defa ni man damay wax nii parce que dama faruma fenn ni ma leen waxoon ci Ibrahima Fall 2012 ne Ibrahima Fall la ngeen nelaw ba Ibrahima Fall rëcc leen dama leen di waxaat ay ñoom Thierno am na ñu clean Sénégal ñàkkul ñu clean na ñooñu booloo ok ñooñu def nañ ci déclaration de patrimoine mosoo dégg ku ci wax pourquoi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information